di porte-parole mouvement ànd sukkali sama gox. bon fi ñu nekk mooy R100 Daaru Salaam liggéey bi commencé nañ ko depuis ci 8 heures d'ailleurs ñi fi nekkoon sax ëpp na lii parce que nit ñëpp génnoon nañ waa koñ bi ñëpp jàpp mobiliser wu jàpp ci liggéey bi. bon liggéey bi nag li ñu jugloo mooy mbalit mii nga gis te nga xamante ne nii inconvénient la tey jii ci nit ñi nga xamante ni dëkk nañ fii parce que tey jii bu tawee population bi day dundee loo xamante ni tey jii lu métti lay doon bu tawul dañ koy dund kon tey jii looloo tax ñu jug tey jii taxawu suñu mbalit mi doon ay jeunes yoo xamante ni yu dynamique ñi nga xamante ni ñooy membres yi yu dynamique yoo xamante ni tey jii ñu ngi ci liggéey bi vraiment xëy ci 8 heures ba léegi nekk ci. waaw suñu mouvement li tax ñu créé ko mooy que ñun dañoo dëkk ci koñ bi nekk ay jeunes yoo xamante ni nii chaque fois ñun ñooy fréquenté ndoo ñooy toogandoo te tamit ak ñeneen ñoo xamante ni dañuy jóge ci yeneen koñ di ñëw ci lieu bi te lieu bi boo xoolee xam ne Carrefour la ñëpp a fiy daje ñu toog xam ne koñ bi manqué na ay jeunes yoo xamante ni war nañ leen la taxawu ci ban côté ci développement taxaw ci ban côté ci social taxaw ci ban côté ci tey lii nga xamante ni suñu parents yi liggéey nañ ko ba xamante ni ba nañ ko ñoom ñun ñu jël leen relais boobu noonu liggéey ko. mouvement bi nag judd na bi mu juddoo sax mën naa ne yàggul mais ku xool mbooloo mi xam ne gars yi adhéré nañ ci te gars yi ñoom ñoo def démarche boobu noonu dugg nañ ci kër porte à porte dugg ci nit ñëpp wax leen li nga xamante ni moom mooy bitu mouvement bi mooy objectif bu mouvement bi mooy njariñu mouvement bi développement social képp kuy élève mi ngi ci képp kuy travailler mi ngi ci képp koo xamante ni tey jii ci koñ bi moo la soxal ak yeneen koñ yaa ngi ci mouvement bi ça réunit même des associations yoo xamante ni il vient de Nimzat ay yoo xamante ni il nous vient de Darou Salam ak yoo xamante ni tey jii ñu ngi ñëw ba jàmm gën di ci bokk. mouvement bi nag ñun boo xoolee tey t-shirt yi ñu sol yaakaar naa ça confirme tey jii ki nga xamante ni ñu ngi ànd ak moom ci liggéey bi muy benn paa boo xamante ni suñu papa la suñu nijaay la suñu mag la suñu rakk la ñu ànd ak moom mu dëkk fii tudd monsieur Mamadou Gningue boo gisee lu tax gars yi taamu ko nekkul ni du proche moo tax ñuy wax mais boo gisee lu tax gars yi taamu ko parce que gars yi ñoo ko seetal ba seetantal ko ne kat kii lañ bëgg a àndal parce que monsieur Mamadou Gningue ñun dañuy taxaw fii tey def suñu zimbalage yoo xamante ne nit ñi mën nañ maa seede moom du ko yëg day ñëw taxaw rek ñu ibbu pootam ne ko Gningue ñun lii la ñuy def mu ñëw jàppaliñ ci di taxaw bien avant jeunes yi tey jii ci quartier bi di leen jox ay bourse ci wàllum njàng bi di ñu fayee suñu étude kon ñun buñ dee ay gor dañ koy delloo tey jii li nga xamante ni ji nañu ko looloo waral ñi nga xamante ni ànd na ak ñoom ñuy samay mag jiital ma tey jii may wax ñoom ñoo ma jiital tey jii ñu dem ba ci moom ànd ak moom ci liggéey bi ànd ceeg Baara Diop mi nga xamante ni moom moo yor GSP bi ànd ak moom ci lépp. kon tey jii président bi ñu ngi koy sant Mamadou Gningue tey investissement humain bi nga xamante ni taxaw na bu taxawee moom moo ci jàpp financièrement vraiment di ko sant te wax nañu bu doyul mu dolli kon kooku pare na pour jàppale ñu voilà. man la Seynabou Tine parce que fii ñun dañoo dëkk fii ci koñ bi mbalit mi sonal ñu lu nekk ñu di ko fi tuur mais comme coow baaxul wax baaxul bëgguñu ci joteeg benn dëkkandoo bëgguñu ci wax benn dëkkandoo mais Pape Modou Gningue directeur ITECOM directeur présidente ASP moo jóg moo ñu jàppale ak xale yi nga gis ñi ñoo toog ñëw defal ko ba tax mu mel nii te bàyyiwul ci poste boppam la ko defee ci loxo boppam la ko doxee maire gis nañu maire yi est bi gis nañu mais deful lii mais moom moo jóg romb fii ak otom xool ak magam ñu xool xam ne lii jaaduwu ci koñ bi moom moo jóg jël initiative boobu génn xaalisam boole xale yi nii ñu wëlbatiku def te defal bi yemul tey rek ci lañ def ñu di ko ci remercier di ko ñaanal yal na ko yàlla defal lépp lu mu gën a bëgg ñun daal wax dëgg yàlla mbalit mi sonaloon nañu mais moom daal ak xale yi moom moo tax mbalit mi tey ji ñu àgg si fii ni ñu àgg si gis nañu njëriñam bu baax ñun maire yi gis nañu njëriñam ndax Mamadou Gningue xamul politique ñun ñi mu ànd ñu xamuñu politique ñun xamuñu nan la ñuy defee politique ñun ci développement lañ ko mës di xam xale yi ku ñu dàq ñëw mu taxaw Mamadou Gningue mooy génn xaalisam ñu dem inscrire xale yi xale bu fi am bac di taxawaalu ci moom la ñuy dem mu dugal la école wala feneen fu mu la mën a orienté ba nga toog kon ne sa njàng ko xale bu fi def bac bu fi def BFEM mooy jël xaalisam di fay ay cours xale yi di jàng te loolu kenn dimbaliwu ko ci ñun fii nii ñu nekk nii ci koñ ci gox bi nii politicien musu fi taxaw defal ñu dara
wala mu waxal ñu dara Pape Modou Gningue moo taxaw moo tax ñu xam politique Pape Modou Gningue moom la ñu xamuñu Macky Sall xamuñu kenn mooy suñu président mooy suñu Macky Sall moom mooy suñu lépp ñu xamuñu kenn Pape Modou Gningue ñun daal Pape Modou Gningue ñun moom lañu xam mooy suñu président mooy suñu maire mooy suñu lépp fu mu ñu awale nag ñu aw fa fu mu jubalewul nag ñu amuñu ndax moo ñu dimbali moo ngi jox xaalis ñuy liggéey ndax financement yi man jigéen laa yaa may dégg commerce rek laa xam ASEP laa doon lebe ñi di ma laaj caution di ma laaj lekk ASEP laa yi doon lebe di defa lépp waaye Pape Modou moom moo ñuy financé sans intérêt sans caution sans lenn man la ko defal ñu di ko ñaanal rek lépp loo xamante ne nii moom bëgg na ko ci gox bi rek yal na ko yàlla defal te ñun ñëpp takku nañu taxaw jàppale ko ba lu mu bëgg ñu dem ca bu nee nii la ñu ne nii bu nee nee ñu ne nee fu mu ñu riig rek ñu riigu fa Pape Modou daal ci gàttal Pape Modou daal ci gàttal biri dal la xajul ci sase moo jëmal baarale la xajul ci sase moo jëmal baarale waaw ma benn cours léeg-léeg mu ñëw na ma yaay prof ba nee ne naa indi fay man ko tooga bu ma amee fay nga dem waaye loolu yëpp fekk kiiwatuma ci tegeeku na ma mbootaay yu ñu yor groupement yu ñu yor néew ci na kenn may ma néew ñu na kenn sarax ma xaalis la ñu jox ñuy dem di liggéey bu ñu liggéeyee dem delloo chèque la lay dagal nga dem banque ba tiire ñëw ñun xamuñu frais de dossier xamuñu caution xamuñu leen Pape Modou daal ñun ca kanam ndax am naa ni koo xamante ne nii moom day def ci doole boppam kooku moom bu ñu ko joxee moom fu mu jëm. kon am ngeen yéen def ko maire. waaw ci ba mu neex meer ko ba mu saf riig ko fii ci keeskaay gii fii dëkk ñaari gaal fii lañ koy riig ba mu riigu Pape Modou ñoo koy riig meer ba mu riigu ci koñ beeg ci gox beeg ci Thiès gépp dambale Thiès gépp nag. bon boo xam ne nii initiative boo xam ne nii jeunesse bu nekk ci koñ bi ñoom ñoo ko initié muy ànd sukkali sa gox ñu organiser seen benn activité bu ñu naan set setal ku nekk xam na ni zone bi nekk na zone yi nga xam ne moo gën a doy waar ci R100 ay jamono nekkoon na gox yi zone bi nga xam ne moo gënoon a rafet moo gënoon a am jëmm ci Thiès ci R100 sax laay wax mais dem na benn instant boo xam ne ni population bi ak yenn activités yi dem na ba nga xam ne zone bi dafa dem ba dégradé ce matin boo ñëwoon fii ba gis ak li fi xaw da nga naan déedéet mbalit mi dafa zoncé woon le sol mais grâce à ces jeunes dynamiques tey ñëw nañu teew de très bonne heure depuis 8 heures ñoo ngi fii ñun tamit à notre niveau comme ay jeunes lañ comme ñoom ñu ne nañ leen accompagner ci liggéey bi teewal fi nag suñu njiit muy monsieur le président Mamadou Gningue moom tamit nekk koo xam ne nii wax dëgg yàlla tout ce qui est social tout ce qui est un bon cadre de vie nekk na loo xam ne lu ko intéressé la yàlla def tamit mu dëkk ci gox bi lii mu nekk liggéey boo xam maire yi ñoo ko waroon a def li xam ngeen ne léegi liggéeyu maire la waaye maire bi wax dëgg yàlla li ñuy xaar ci ñoom ba léegi defaguñu ko mais jeunes yi si ñoom seen boppam ñoom ñoo jël les choses en main tey lii nii dafa ruslu tey ay jeunes nekk nii ak seen i propre moyens yu dérisoire lañ jël di ko lii mën naa ne li ñu am lépp mooy t-shirt yeeg ak yenn détails yi nga xam ne def nañ ko lépp Pape Mamadou Gningue moo leen ci jàppale mu nekk loo xam ne nii lu am solo la loo xam ne dañ ci kontaan daal mais nag lu may wax jeunes rek mooy ñu xam ni ki nga xam ne dafa ñël ay propre moyens di la jàppale di setal sa koñ di financer say yaay ak sa ñoom papa yi mu leen di jàppale ci jàkka yi di financer famille ak social bi lu nekk mu ngi koy def te doonu amul benn doom ba tànk ak njàng bi surtout boo xoolee fii xale yi la majeure partie léegi xamatuñu ay cours particuliers grâce à monsieur Mamadou Gningue moom mooy fay ay professeurs jël leen prendre leen en charge avec des millions yoo xam da leen koy fay xale yi dem jàng ji gratuitement loolu monsieur Mamadou Gningue rek moo koy def comme homme politique leneen li tamit mooy zone bi ku ko gis mooy xam ni c'est zone boo xam ne dañ kaa délaissé ñun élection yi ñëw R100 Darou Salam réuni ñun ñooy constituer le meilleur électorat bi gën a important mais kenn mësu ñoo jox ay ndomba tànk mësu ñoo am ay ministre mësu ñoo am ay député mësu ñoo am ay directeur de société nationale c'est le grand moment il est grand temps nag que population bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu jiite nga xam ne dafa am audace osé ne man kat dinaa teg sama ndënd ñëpp ànd ak man bu fekkee Macky Sall mi mooy ki nga xam moo gën ci moom ñu ànd moom ci législative yi xool local yi muy demee bu ñu demee ba 2019 jàpp ni Macky Sall li ñuy xaar ci moom
réellement defu ko boobaa ñu xool nan la ñuy doxalaatee ci yeneen perspective yi mais pour le moment kon rek di ko confirmer monsieur Mamadou Gningue da koy wax à travers son mouvement Alliance pour un Sénégal prospère nekk un mouvement politique nekkul un mouvement de soutien nekkul mouvement bu dañ kaa créé pour diw wala pour keneen dañ kaa créé pour que un jour mu donne un parti politique mais lépp loo gis ne naataam bu nekk wàññi bu nekk ci benn lay tàmbalee ci loolu daal la ñuy commencé def suñu mouvement aller vers la création d'un parti politique ci loolu nag dañoo créé gis ni Macky Sall peut-être répondre à nos attentes déjà gis nañ ay actions yoo xam moo ngi koy defagum parce que R100 booy see le grand boulevard bi nga xam moo fi nekk kenn mosu woon a xalaat ni dañ ko goudronné tey jii à travers son programme Promoville tey jii am na ay saafara yoo xam ne nii commencé na kaa def ñi koy ñaan tamit boulevard bi ñu xam ne fi la ñu nekk boulevard bi moo ngi jugee Stade Lat Dior fa la commencé jàpp Seras nekk na boulevard yi nga xam ne moo nekk boulevard yi nga xam ne waroon nañoo doon grande voie yoo xam ne nii dina mën a régler problème mu embouteillage yi au niveau de Thiès boo xoolee surtout événement religieux yi bokkoon na ci programme Santhie 4444 waaw bokkoon na ci mais ba léegi kenn saafaru ko mais il est grand temps ñun lii nga xam ne moo ñu tiim muy les fils haute tension loolu danger la danger permanent la ñu nekk xoolal fii ñu nekk nii taw bu ñëwee doo mëngantee génn dafa jot Macky Sall dañ koy ñaan parce que lii état bi rek moo ci mën a jël ay matukaay maire mënu ci def dara keneen mënu ci def dara il faut que ñu jéem a fexe nu ñu jëlee fil haute tension yi ñu jël ko ni ñu koy ñoo xam ni ñu koy liggéey techniquement ba nga xam ne dinañu mën a defaral une grande voie boo xam goudronné lay doon bu ko defee dina désengorger Thiès et puis problème embouteillage na nekk loo xam ne duñ ko vivre au niveau de cette localité. monsieur Mamadou Gningue daal ñun daal gis nañu mooy yaakaar gi comme ni ñu ko waxee rek si ñuy tuddee l'espoir de Thiès moom la le nouvel homme fort de Thiès nekkul kenn ku lut monsieur Mamadou Gningue du keneen coow lee fi nekk rek. waaw li ñu mën lu nekk ñu ngi koy def bu ko defee. militants yi ni nga xamee ni ñoo ngi loon yàkkamti dem inscrire ñu jéem a fexe ni ñu jotee seen i carte loolu tamit dañ ciy woo le président à travers son ministère le ministère de l'intérieur ñu jëlee matukaay yi nga xam ne moo war ba nga xam ne ni inscription bi gaay woon muy nekkoon loo xam ñu bëri dañoo wax ne c'est impossible que ñëpp mën a inscrire bu ko defee ñu jéem a fexe ni ñu jotee suñuy carte d'électeur mën a voter bu ko defee li nga xam ne moom la yaakaar ci monsieur Mamadou Gningue ci président Mamadou Gningue ba Thiès bi nga xam ne dañuy yaakaar ni kenn mënu kaa jël ci beneen loxo mu nekk loo xam ne réalité ci loolu tamit dañ ko ciy ñaan encore une fois mu jël ay matukaayam bu ko defee ñu xam ne ku mu àndal daal jar naa àndal te monsieur Mamadou Gningue nañ ko confier li nga xam ne moom la ñuy xaar bu ko defee législature yi dina gis benn résultat boo xam mësu kaa gis Thiès loolu daal lañ koy wax ok merci beaucoup.